jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walfa TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te ñu am yéene faram fàcc ko kuréel gi ëmb élèves maîtres yi mere nañ loolu nguur gi rawatina Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ji leen njabooti ab taxawaay ñaxtu moom la ñu xëy amal fii ci makkaana groupe Walfadjri ñuy sàkku ñu dugal leen ci biir fonction publique bi lee ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi askan woo dëkk ca Géwé Ndour Nabe Jasar Nabe ak Lobbudu Daane Maayo kontaan nañu benn yoon ci nguur gi lañ leen digoon keroog bañ fa dikkee di dagaan seen baat moom la ñu wax ne da gis gis dara ndox bu dee ndox amuñu ko amuñu ndox mu làpp mu ñu naan seen yoon yu baaxuta amuñu barab bu ñuy fajoo teg ci melokaan seen daara ji maara day tali ab taxawaay ñaxtu moom la ñu xëy amal ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg leeral yi nga xam ne nii moom lañ ci indi lu nuyoo tàggoo wolof yee ko wax sunu assemblée nationale bi mi ngi ci tàggee tàggatoo muy ab assemblée boo xam ne nii bari na ay loi yu ñu fi wote waaye bi ci gën ràññeeku rek moo di loi bi ñu fi wote woon ngir wàññi luyaas bi le 2015 la woon waaye boobaak léegi toll na si ñetti at waaye mbir yi tey jii la wàllu gën a ay ci biir xibaatam daa ngeen ciy dégg leeral yu tukkee ci soxna Mamou Gassama kon mbokk yi li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamualeykum. bismillah ci xibaar yi kuréel gi ëmb élèves maîtres yi mere nañu lool nguur gi rawatina Serigne Mbaye Thiam mi jëwriñ ji leen njaboote ab taxawaay ñaxtu moom la ñuy xëy amal fii ci makkaanu groupe Walfadjri ñuy sàkku ñu dugal leen ci biir fonction publique Pape Babacar Kama ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro soxna Khady Sylla. dañoo am problème ak état bi dañoo waroon recruter à la fonction publique bi ñu éliminer corps VE bi c'est-à-dire volontaire de l'éducation yi def élève maître donc yéegal diplôme bi jusqu'au niveau baccalauréat te ba léegi Serigne Mbaye Thiam dafa génnoon ci benn benn chaîne télévisée ne dañoo fàtte accompagner il a dit en ces termes état bi xel day fatu donc dañoo fàtte accompagner sunu réforme bi ak des textes juridiques donc ce qui fait que ay collègues yu bëri am nañ seen CAP seen diplôme professionnel te mënuñu intégrer fonction publique donc seen dossier mënul jàll donc fii il s'agit de plan de carrière ñu ngi ñaan nag président de la République ak son ministre de l'éducation ñu fulaal mbir mi parce que ñun dañoo mënta concevoir en 24 heures wala 48 heures ñu jël benn loi boo xamante ne moom moo gën a mag décret ñu jàllale ko à l'Assemblée nationale voté ko parce que ça les intéresse ba pare ñun suñu décret di dormir sous les tiroirs boobu ba léegi amuñu ci benn lu ñu leer loolu la ñu bëgg ñu taxawu ci. sunu lim toll na ci 9000 au moins parce que depuis 2013 ñu ngi recruter te ñu recruter yëpp ñooñu ay élèves maîtres lañ leen di tuddee ba léegi amul benn élève maître boo xamante ne intégré nañ ko fonction publique. beneen plan d'action bi nag danañ ko waxtaane def ko incha allah lu yàggatul dara bu fekkente ne ministre bi ak président de la république defuñu li ñu war a def. wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi askan wu dëkkee fële ci Géwé Ndour Nabe Jasar Nabe ak Lobbudu Daane Maayo kontaan nañu benn yoon ci nguur gi lañ leen diggoon keroog bañ fa dikkee di dagaan ci seen i baat moom la ñuy wax ne defuñu si dara ndax bu dee courant amuñu ko amuñu ndox mu làpp mu ñu daan seen yoon yi baaxut amuñu barab bu ñu fajoo teg ci melokaanu seen daara yi maara day taal yi dàquñu nag du muyu leen ci élection député yi di ñëw su fekkente ne li ñuy tawat amuñu ci benn saafara après doxum ñaxtu moom lañ doon amal. dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre. Géwé Lobbudu Daane Maayo Ndour Nabe ak Njaseer Nabe mu di ñeent dëkk yoo xamante ni ba léegi dañoo dëkk ci lëndëm moo ne day réseau électrique bi ci seen dëkk bi la jaar di jox courant yeneen dëkk yu leen jege lu toll ci 20 at ñuy dund lu ni mel lii metti askan wi dëkkee ci gox boobu tax ñu génn ci mbedd mi di wane seen naqar. depuis 20 ans ba léegi courant bi moo ngi fi jaar ñun amuñu ci. courant bi mu ñëwee dañu romb à 30 kilomètres à 40 kilomètres moo jaar suñ kaw ñun amuñu. arrondissement Kër Massar bi lu ñu fiy ravitailler si jën kenn du ko fi ravitailler ndax village de pêcheurs la ñëpp ay napp ay nappkat kese ñoo fi nekk jën bi duñ koy am ba jën bi day mujjee yàqu ñu tuure ko te courant bi diggante Kër Massar ak Géew 3 kilomètres motu ko léegi courant bi jógee Kër Massar dem ba Lewe tëb Jéew tëb Ndour Nabe injustice la. am ndox mees mën a naan bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la waa gox bi di jànkoonteel moo ne la déguerre ci seen tund woowu la nekk. gis ngeen mbaam yi fi ñu taxaw mbaam yi la ñuy takk ay xale yéeg si ñu dem utal ñu ndox bu neex dëkk ba dëkk la ñuy dem na pour uti ji ndox bi te dëkk bu ñuy dem noonu ñu nax ñoom ñoo dëkk tout près ñu am ndox ngir yàlla nañu gestu
sonn nañ tàyyi nañ. Goudron seen yoon wi jóge Kër Momar Sarr dem ba Lewe bokk na ci li ñii di manifester di jàmbat. gis nga pompe bi nu mel rang-rang bi gis nit yi yëpp ñoo ngi socc même man sama baat bi soo ma déggee nga xam ne dama feebar lépp nag ci poussière bii la. ñoom askan wi nga xam ne nag sonn nañu ci liggéey politiciens yi te duñu ko def nee nañu danañu wan gouvernement bi ñooy kan ci élection législative yi di ñëw. Macky bu fi jëkkee ñëw ñun ñoo jëkk dalal Macky Sall. indi ko fi jaarle ko fii si chef de village bi Baye Mbaye Diagne mu waxtaan ak moom ni ko bis bu ma toogee ci réew mi incha allahu yéen moom yéenay jëkk am courant ba léegi gisuñu ko te léegi nag kat suñuy laaf tooy na waaw balaa kenn dee nag wéqu. ñoo ngi kaar autorité yi su fekkee gisuñu dara fii ba wote bi ñun yëpp nañu mànkoo nekkuñu position duñ jox suñu carte benn position ñun Macky Sall lañu bëgg suñu kool kon amuñu Macky Sall nag ñun ñëpp nañu wote niil dëkk bi yëpp. santé ak ay jàngalekat ci yenn salle de classe yi bokk na tamit ci li nga xam ne askan wi dëkke ci gox bi ñoo ngi koy jàmbat askan wi dëkke ci tund wi ñoo ngi koy jàmbat seen jigéen ñi tamit nekk ci ay jafe-jafe ndax amuñu lu mel ni ay machine wal ngir mën a oyofal tuuti seenub liggéey am nag lu leen metti lool ñoom ñii li ñu xamle moo di ñoo ngi joxe rendez-vous 30 juillet bii di ñëw Oumar Kayre Louga Walfadjri. jaajëf Omar Kayre ñu ngi lay sant di la gërëm ñeneen ñuy dund ay jafe-jafe ñoom askan woo dëkkee fële ci aéroport di benn gox bu nekkee foofee ca diwaanu Podor ñoom moom xiif ga leen di bëgg a sonal ndax na nga xam ne nii daanaka daal amuñu jumtukaay yi nga xam moo leen mën a tax ñu koy béyee yi ci ab ndaje mu yaatu mu doon amal ñoom askan wu li ñaaw nañu ñàkkum ndox ñàkkum courant ak ñàkkum barab fajukaay bi nga xam ne ni seen dëkk mi ngi dëkk di koy jànkonteel ba tax ñu yëkkati ay kàddu di sàkku ci kilifa yi ñu jël si ay matuwaay Ousmane Oumar Mar ma wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro suñu jafe-jafe fii ci aéroport li ci jiitu maa ngi laaj Macky Sall ndax aéroport ci Sénégal la bokk wala ci Mauritanie lañu bokk parce que fii ñu toll lépp loo xamante mu jóge ci Sénégal gisuñu ñu dundatuñu dañoo dee huit bon bu loolu weesoo ñun fii mu nekk amatuñu fi ndox mu ñu naan dans ce premier temps suñu forage mu ngi taxaw ndox mu xonq la ñuy naan ndox mu xonq bi nag li tax ñu koy naan parce que ku amul ndey nàmp maam ndox mu bon la ñuy naan suñu xale ñun ñëpp seen biir a ngi daw bu loolu weesoo ñoom fi dispensaire tabax na parce que lu toll ak ay 4 mois 5 mois dañu ko tëj rab du imprimé du garab xamuñ ci lan la ñu nekk suñu jabari ku ci matu tey ji ci saret lañ lay def yóbbu la à 7 kilomètres wala 8 kilomètres am na si ñoo xam ne sax ci yoon bi la ñuy wasine tout dernièrement am na koo xam fii ci biir garab bi ay 2 kilomètres foofu la wasin ci ay ñax loolu jaaduwul bu loolu weesoo courant bi ñuy wax Macky bi muy fal dañu woon dinañu defal courant mais bi mu toogee ak tey gisuñu benn représentant gouvernement bu dugg ci biir aéroport gisuñu kenn gisu ko courant bi à 5 poteaux ñu am courant mais actuellement ay panneaux solaires yu ndaw yu ñu jar 2000 francs moom la ñu chargé suñu ay portable ay lampe pétrole la ñu yor courant dañ koy dégg rek xamuñu sax ndax Sénégal am na courant wala amul courant bu loolu weesoo fii ñu taxaw tey jii dans 15 jours bu ndox mi ñëwee ñun dootuñu génn ci ay gaal la ñuy dem wala fu mën fii yenn saa yi am xale yu lab sax ñu génne leen ci biir ndox mi moom suñu toolu ceeb bi ñoo ngi fii ñoo ngi topp ay bor yoo xamante ni moo ay bor xamuñu nu mu dem ay 13 millions wala ay 8 millions yoo xam dañ ko jàpp suñu ay tool ni bu ñu versé wul du ñu bay actuellement ñun xamatuñu ndax ci Sénégal dañu bokk wala ci Mauritanie ñoo ngi ñaan na gouvernement bi su fekkente ni dans 19 jours ci élection yi su fekkente ni lii ñuy joytu gisuñu ko bu mu yaakaar fii ci aéroport sa carte pour buñ ko woteel dinañ ñun ñëpp dañuy dem ay opposant mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Ousmane Oumar Mar lu nuyoo tàggoo wala fi ko wax sunu assemblée nationale bi mi ngi ci tànki tàggatoo muy ab assemblée boo xam ne nii bari na ay loi yu ñu fi wotee waaye bi ci gën a ràññee ko rek moo du loi bu ñu fi wote woon ngir wàññi luyaas bi lee 2015 la woon boobaak léegi toll daanaka ci ñetti at waaye mbir yi tey ji la wàllu gën a ay ñu bëri ci borom kër yi daanaka wàññi wuñu am na si ñooñ dañoo profité ci loi bi daal di fay jaare yokk luyaas bi faw muy nag loo xam ne ni askan wi daanaka ñu ngi koy mettitlu Mamou Gassama Aliou Baldi reportage.
gannaaw ñetti at ba ñu tëralee loi bi addu ci wàññite luwaas bi ñenn ci bailleurs yi wegguñu dara li yoon wax ci mbir boobule bu ñu sukkandikoo ci ñenn locataires yi loi bi le ab jafe-jafe rek la leen jural. ñun daal wàññi bi ñun gisuñu ci lenn suñu bët gisuñu suñu bët moom parce que daal dañoo jaxase suñu borom kër yi ñu gën a ñu fu ne la ñu leer. ñaari ñu ngi xamal ne ni am na borom kër yu weg li yoonu tëral waaye ñu ngi àddune ni ñenn ci seen xarit yi dañ leen génne fa ñu dëkkoon ngir rek bañ a respecté li yoon santaane. kër gu ma dëkkoon moom vraiment borom wàññi lañ mais gis naa ay borom kër yoo xam ne moom ña fa dëkkoon dañ leen a génne pour defaraat kër ga mais après bi ñu préparé waat ci kër gi ñeneen lañ ko lee te dañoo yokk location bi ñu wàññee location buy au lieu mu woo leen waxtaan ak ñun dafa jékki-jékki mu ne leen kër gi dafa am lu ma ciy defar génn ñëpp bi ñëpp gënee mu jëlaat mu yokkaat loo xam ne sax bu njëkk la mu doon luyee kër gi da koo romb. courtier bi fekk si na ñu jot a tàllal suñu micro. am na bailleur yoo xam ne respecté nañu li nga xam ne moom état bi. loolu duñ ko mën a respecté parce que boo xamee ne buy ñu la imposé pour nga louer arrangé wu ne doo ko mën a def. ñenn ci ñoom sax ñu ngi ñaan ñu war a toogal askan wi ca penc ndaw réew mi te du yàgg dara. ñu lay ñaan nga dimbali ñu ci location bi. parce que teraloon nañu loolu doxut loolu daal lañ leen di ñaan ñu dem ci location bi sonal nañu Dakar sonn nañu waxtaan wi nag balaa mu ñëw ci député yi waat ci ki nga xam ne moo jiite réew mi la war a jëkkee mu xool ko xoolaat ko ndax mbir boo ko gaawtoo def ko rek yëmbut maanaam fa mu du doon yoon. fii ci Sénégal locataires yi ñu ngi wéy di jooy ñoom sax ñu ngi ñaax ñu war a toogal askan wi ca penc ndaw réew mi te du yàgg dara ñu càmbaraat loi bi addu ci wàññite njëgu luwaas bi te ñu jàppale leen comme ni mu ko waree waaye jot nay tamit consommateurs yi ñu xam seen àq ak yelleef te jege ñi ngi yëngu ci wàllum àq ak yelleef consommateurs yi. Momad Cissé di vice-président ASCOSEN ne lépp rek locataires yi la ndax ñoom ñoo amul fulla ak fayda gi tax ñu mën a jàkkaarloog bailleur de fonds yi xamal leen la nga xam moom la droit wax bu ñu ko mënul tamit ñu dem gis ñi nga xam ne yëngatu ci wàllu yoon su ko defee ñu daal leen teg ci yoon Momad Cissé ñu teewlu ko ci micro soxna Mamou Gassama. bailleur yi am na ci ñoo xam ne respecté nañ ko am na ci ñoo xam ne respecté wuñu ko génne ki nga xam ne mooy locataire bi lu jafe la bu fekkee ne mu ngi fay ndax loi bi daf ko protéger ma jox la benn exemple bu fekkee ne da nga bëgg a génne nit ci démolition construction da nga war a am plan war a xam turu architecte mais waroo def loolu ba pare def ravalement de façade bu ko bàyyee bu waxee dara rek na dem foofu bu ñëwee ci ASCOSEN am na permanence boo xam ne dañ ko ubbi am na koo xam ne dafa nekk en permanence loolu liñ ci traité ci dossier te dossier yoo xam ne vraiment dañ ci am ay résultats positifs un taux important. loolu population bi ñoo war a approprier loi bi xam ne daf leen protéger. Sénégalais yi tey jii bailleur bi bu ko tojalee man sax mu ne damay dem kii jaru alors que passivité boobu muy am. bu génnee bu noppi woon sax ñoo xam ne moom moo passif ay génn mu ne beneen lii fi doxul lii fi loi bi doxul mais loi bi naka lay doxe te xeexo bailleur de fonds yi nañu nekk des patriotes parce que ku dem ba tabax këram kii ñëw wéeku ëpp doole bu mu tax nga noot ko génnee ko ñàkk xamam bu mu tax nga noot ko génnee ko locataire bi nay fay ay location te xam droit bu xamul droit dem ci ñi nga xam ne xam nañ droit ñu waxal ko droit état bi itam recommandation yi nga xam ne moom lañ ko jox ci table bi gannaaw bu ñu évaluer ba pare na seet recommandation yi mu saafara ko def ci la nga xam ne moo war. fii ci Sénégal dañoo seetlu ne loi yu bari dañ ko fay wote nañ fi loi yi ngir wàññi luyaas wote nañ fi ab loi ngir tere toxum cigarette ci yenn barab yi loi yi ñu fi wate bari nañu waaye dañoo gis ne kenn du ko jëfee keroog ba ñu ko wotee ci la ñu ko fàtte muy nag lu metti lool askan wi metti lool tamit doomu aadama yi nga xam ne nii ñoom ñoo yëngatu ci wàllu yoon ba tax ñu jàpp ne mbir yi ci jikko yi la teg ci kilifa yi amuñu fulla wala pas-pas gi leen di mën a may ñu ërtal askan wi poussé leen ba ñuy jëfandikoo loi yi nga xam ne nii wote nañ ko ci pencum ndawi réew ma Roqay Ndour Pape Gora Gueye reportage.
nemmeeku nañu fii ci Sénégal loi yu bëri wote nañu ko ci assemblée nationale lu ci mel ni wàññum luyaas mi ak jëlee fii taalibe yi di taxawaalu ci mbedd mi ak yeneen ni loi seetlu bi mooy loi yooyu lee askan wi duñu ko doxal ñenn ci ñoom nag di ko naqarlu bu baax. cigarette bi buñ ko bëggee tere usines yi nañ tëj bu ñu gisatul cigarette kenn dootul ko wàllum luwaas bi moom loolu moom na ci état bi jàpp rek bu ci état bi jàppee xëy na lépp dina wàññeeku. état bi mi ngi joxe ay kii yu am solo voté ay loi yu am solo waaye nit ñi duñ ko appliqué lu mel ne ay tux cigarette beeg ay location yi ak yeneen ak yeneen appliqué bi moo des. parce que crise de valeur am na fi déjà il faut ñu jéem a xool naka lañ jéem a rétablir loolu ba mu dellu sur les normes. beneen crise bi moom mooy crise bi nga xam ne c'est crise de civisme maanaam ku nekk xam sa droit xam li nga war a def. kii di maître Moustapha Dieng di ab avocat nag di ñu xamal ni li waral li ni mel mooy manque de civisme bi ak éducation de base ci sunu société bi ñu nekk. application loi problème volonté politique la Sénégal li ñu manqué mooy civisme ñaawlu tamit wax dëgg yàlla ñi nga xam ne lii ñun ñii noonu la ñuy comporter mais également pouvoir public yi pas-pas bi nga xam ne moom la ñu war a taxawee pour que loi ak règlement yi ñu appliqué ko dans notre pays. maître Moustapha Dieng joxe na ci tamit ay saafara ngir li ni mel mën a wàññeeku ci suñu biir réew. solution bi mooy nañ ko appliqué suñ ko appliqué wul ëllëg si biir ñun dinañu mere ku ñu deful dara donc ñun suñu wàllu boobu nañu gëm am culture du respect de la loi. fii ci sunu réew nag loi yi ci bëri tëral nañu ko mais askan wi duñu ko topp ñenn ci askanu Sénégal nag di ñu xamal ni gouvernement bu Sénégal ginnaaw bu tëralee yooyu les lois war na ko topp ba xam nag askan wi ñoo ngi koy jëfee mën leen a dimbali ci seen liggéey ngir njëriñu askanu Sénégal yépp. bare moo des ci élection yi waaye ba fii lim bu takk ko ci askan wi mën a guñoo jot ci seen i carte d'identité bagante nañu guddeeg bëccëg waaye waxtu wu ñu dikkee rek ñoo xamal leen ne seen i carte génnagul muy nag lu metti lool yóbbee sax ñenn njëkkati seen i kàddu kon daal di ñaawlu taxawaayu nguur gi ñu ne def cee woote taxas genn wet gannaaw loolu àdduna ñu ci rassemblement gi maître Abdoulaye Wade woote niki talaata ji ca buntu ministère de l'intérieur Fatou Bintou Diouf Momo reportage. ngir jot sa carte d'identité biométrique doon na lu jafe jamono ji ci sénégalais yu bëri boo demee ci yenn centre yi lu mel ni préfecture ak yeneen day fees dell ak i nit. kon bu ñoo jëlee téye carte yi depuis loolu ba léegi ñu ngi leen ko jox kat bi leen joxoon ñun ñëpp ñu ñëw jël carte yi ñuy jaabante nañ ba sonn. troisième fois may ñëw fii di retirer carte d'identité mais affaire bi daal gëm naa ne yomb trop parce que depuis ma ñëw ba léegi damay jaabante dem di ñëw sànq ni bu may waxee ni fooy laa jógee ci mairie bi néegi après ñu déplacé ma ne damay ñëw fii nii pour nga retirer sa carte d'identité maa ngi nii sax ba xaw ma ndax dinaa ci jërëm de. Ismaïla Koli joxoon baaraamu tuuma yenn ci suñuy politique di fëgg ay bunt di séddale koppar te jubluwuñu si dara lu dul nax askan wi di leen dig ñu mën nañ leen jëlal seeni carte. parti au pouvoir lan la ñuy def dañuy dem ci quartier yi dem ci kër yi jël ay liste yoo xam ne dañuy jël sa tur léegi la fan ngay voté boo ci ne APR ngay voté ñu ñëw retiré la sa carte d'identité dem jox la léegi ñun ñi nga xam ne bokkuñu ci APR ñun population bi ci des ci Grand Yoff ñun lan la ñuy def pour ñu retirer suñu carte d'identité. te nag situation bi boo ottul dina doy waar ci fan yi ñu jëm ginnaaw bi président Abdoulaye Wade di sàkku ci sénégalais yi ñu jubale ci préfecture yi ngir exiger seeni carte wante nag dafa mel ni message boobu ne ñëpp rafetlu ñu ko. loolu en tout cas loolu tam bu amee day am violence parce que loolu ñëpp bu ñu demee foofu violence rek lay am loolu arrangé wu réew parce que ñun daal réew toujours day ñaan jàmm. ci jamono ji nga xam ne sénégalais yi mënuñu xaar yàggaay bi ngir jot seeni carte waaye ku si nekk am yaakaar ni diñ si jot balaay bisu wote bi. Fatou Bintou Diouf fitna gi ñu nemmeeku ci réew mi rawatina ci ndaw ñi doon na lu jaaxal lool leen ci askan yi ba tax sax ñu xëy samp laaj bëgg a xam ndax mbir yi ci yar wi la waaw am déet bu ñenn ñi ne waaw ndax woy jur yi amatuñu jot bu leen di may ñu toog ak ndaw ñi ci kër yi ñeneen ñoom dañoo joxoñ ab baaraamu tuuma télévision yi del di joxoñ ab baaraamu tuuma internet bi ne bokk na ci lu yàq xale yile waaye buñ sukkandikoo ci Sanogo di ab soloc fitna gi dara sookewu ko lu dul njaboot famille moo amatul moo tax xale yi yàqu Abdou Khoudos Diallo Mami Kanté reportage. fitna bi ñuy nemmeeku ci suñu société sénégalaise bi tax na ñuy samp ay laaj ana ban yar la ñuy yar xale yi. xam nga parent bi moom day xëy suba dem liggéey xale bi dem jàngi
bu dellu see guddi lay dellu si donc temps bi nga doon am nga wàcc 18h wala 17h fekk sa doom si kër gi ngeen toog mën a waxtaan ak yooyu nga mën ko orienté yooyu yëpp pratiquement dafa xaw a wàññeeku. ñu nekk si jamono yi xarale yees ngeen jur ñi naan sax yombul ngir ñu teg xale yi ci yoon. am na démission parents de la ça c'est vrai wax dëgg yàlla mais aussi xale yi aussi dañu xaw a naqadee yar ñaar yëpp moo ngi ci donc de part et d'autre daal vraiment ku nekk war nga xoolaat sa bopp parents yi war nañu xool seen bopp c'est vrai que dafa xaw a difficile ci jamono ji ñu nekk pour nga yar xale waa média yi. am nañ ci part de responsabilité bu réeré parce que même aussi ci naka mooy war nañu am ay moment yoo xamante ni ay émissions yoo xamante ni dañ ko jagleel bu baax éducation des enfants ñu dellu ci nos valeurs parce que am na solo xale yi chaque fois li ñuy gis ci télé bi moom la ñu reproduire. léegi nag ndax jëriñu xoolaat nekkin bi ci dëkk bi ngir mën a xam xale yooyu fan la ñuy taataane yi xam-xam bu ñuy sukkandiku ci kàddu ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci nekkini doomu aadama. nekk ci famille mais famille boobu nag moo nekk en crise famille moo sooxe léegi famille amatul dama doon gis famille wolof bu Sénégal da ngay gis bàjjan tante nijaay ñëpp nekk si biir léegi ñun ñëpp xam nañ ni si ay appartement lañ dëkk entre ñetti nit ñaari nit donc amatul mag ñun ñi nga xam ne bu ñu bëggee liggéey bàyyi fa maam bàyyi fa bàjjan bàyyi fa tante li mu mënul matal ñooñu matal ko famille boobu bu mu nekkee crise nag ba moom mënatul doxal la mu waroon a doxal ci njaboot gi dafa am ñeneen ñu ko wuutu kenn ki mi ngi tudd mbedd mi ñeneen ñi ñu ngi tudd internet ak li ñuy wax médium yi mooy rajo télévision ak internet ñooñu ñëpp nag xëy na la ñuy wane ci seen i mbir ñun ñi nga xam ne ni amatuñu jot pour mën a topp jéego yi suñuy doom ci ni ñu leen di yaree ñun mënuñu gis xëy na am na film yoo xam ne yu jéggi dayoo yu am ci internet xale yaa ngi koy gis film guerre yi film xeex yi li nga xam ne nii moom moo waroon a nekk wéeruwaay ak dalluwaay bii préparé xale pour mu mën a nekk magu ëllëg looloo fi nekkatul Sénégal dañuy wax nii rek mais loolu amatul essence ak sens bu ngand boo xam ne war nañ ko mën a jox famille. kaddu yees yi nga xamante ne xale yi jël nañ ko léegi di ko teg ci seen i noddu waajur étudiant mi ñu teseel lam ci xalaat mooy lajjiteefu waajur yi. ñu gis ne que xale yi mentalité bi ñu xaw a jël tubaab yi te tubaab yi ñoom yoon da leen may ñu mën a dal seen kaw parents wala affaire yooyu noonu à partir de 18 ans mais xale yi suñu teelee gis loolu si ay émission wala ay film de ce fait da leen kii quoi da leen influencé loolu mooy waral yenn direction yi ak yooyu bu fekkee parents yi jël seen responsabilité su fekkee dañ leen yar conformément ak évolution àdduna bi parents suñu tegee compte ci loolu pour yar xale yi moo dem mais su fekkee dañuy tout le temps li ñu bëgg a yaree suñu dem ay temps li ñu bëgg a inculquer ba léegi day métti. ab lum ci ma taataan lu ne ñaawte fii ngay gën di yokk te mu te lool ak lim fi maam bàyyi woon waaye dina jafe lool ñu joxoñ baram tuumu kenn ndax dañoo yegg si jamono joo xam ne xarala yu yees yi ñoo fi teg tànk. jaajëf Abdou Khoudoss Diallo ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbisee ak yéen ci xibaaru bitim réew yi soxna Khady Sylla lañ ci àndal. ci Côte d'Ivoire ginnaaw bañ fa defee remaniement ministériel te ñaari fan rek daal di des ngir ñu daal di tijji li nga xam ne mooy jeu de la francophonie seetu nañ fa ay ndell yi ñu fa doon sox démb ci guddi ci wetu école de police ba nekk ci Cocody ay góor ñoo daal di nëbb seen kanam jël ay fetal daal di ko tiimale ay dawalkatu oto daal di nangu sax seen oto yi fu mu toll nii xamaguñu lan moo waral li ni mel waaye ñuy jàppandewu gi rek mooy tiir yooyu dafa mel ni dafa am lien ak remaniement ministériel bi ndaxte kii di Ahmed Bakhayokhone moom la ñu dénk jamono ji li di défense réew ma mu daal di fa wuutu kii di Alain Richard te nga xamante ne njiitu réew mi Alassane Ouattara da ko dindi ci poste ministère de la défense ndaxte mutinerie janvier ak mai bi nee nañ ñi da cee xaw a lajji ci li nga xam ne mooy décision yi mu ci waroon jël fu mu toll nii situation dëkk ba dal na bu baax ndaxte tiir yi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku woon ba 23h30 jotee lépp la ñu arrêté ñu njott ñoo def ñaawteef daal di réer may gisuñu leen waaye police ibbi na ci enquête. République démocratique du Congo mission bi nga xamante ne moom la fa Nations Unies daal di yabaloon di MONUSCO mu daal di xool kaaraange réew ma rawatina fële ca Nord Kivu fu mu toll nii nee na ñu conseil de sécurité nee na dina wàññi juróomi base yu mu fa amal effectif bi nga xam ne dañ ko war a wàññi ca gox googu métti na bu baax a baax population bi ndax nañ nañu lii bés bu amee ñoom seen bakkan dina nekk ci xotti gerte ndaxte jàmm ji ñuy wër ca Nord Kivu ba léegi jëmmaaluñ ko fa ñoom ba léegi ñu ngi ci fitna wow fipp yaa ngi leen di sonal di leen faat ko
loolu Nations Unies war na ko xam balaa muy tëj juróomi base yi nga xamante ne ñoom ñoo waroon saytu seen kaaraange. changement bi nga xamante ne le 31 juillet lañ ko war a jëmmal mi ngi fekk si benn dispositif sécuritaire bu bees buñ fa nar a teg ndaxte suñuy naatango yi nekk ci BBC nee nañu ba léegi côté bii di Nord Kivu rawatina dëkk yi ko toftal jàmm ja fippo yaa ngi fa am doole ba léegi waaye il faut ñu daal di tëj li nga xam ne mooy juróomi base yi ndax frais yi ci Nations Unies doon def jamono ji dañuy jàkkoonteeg li nga xamante ne mooy problème financier. France jël na coppite bu bees ndax nit ñi nga xamante ne dañ doon faatu ci feebar bi di Sida léegi bu ñu génnee àdduna mun nañ leen sang balaa ñu leen di jébbal seen borom ñuy fàttalikoo ci 1986 ci la France jëloon ndogal ñu ne képp nga xamante ne da nga faatu ci feebar bi di Sida wala hépatite B kenn du la sang balaa ñu lay delloo sa borom association yu bari daan yàgg di xeex ñu daal di changer li nga xam ne mooy décision boobu jamono ji am nañu lu leen neex ndaxte dinañu jëmmal li ni mel le 1er janvier 2018 xeex bi nga xam ne ñoom yàgg na ko def nit ñi nga xamante ne jàngoro bii di Sida moo leen dal nee nañu fu mu toll nii bu ñu génnee àdduna seen xel dina dal ndax dinañ xam ni seen i mbokk dinañ leen jébbal seen borom ci anam yu rafet. ONU Sida nga xamante ne mooy kuréel bi fi Nations Unies daal di teg pour mu daal di xeex lii di feebar bu metti bii di Sida xamal nañ ni feebar boobu sax daal dina dellu bu baax a baax depuis 2005 nit ñi faatu ci feebar bi tolli woon ci 1,9 million xayma bu mujj bu ñu def ci 2016 gis nañ ni wàññeeku na ba ci 1 million. jaajëf soxna Khady Sylla benn baat ci wàllu tàggat yaram waxi tamit ci ndaje mi nga xam ne nii ñu ngi koy amal jamono ji fële ca Rabat waa CAF sabab ko lañ fi waxtaanee rek mu ngi jëm ci ëllëgu CAN bi na nga xam ne lañ ko organisé ndax dañ koy jëlee ci ñaari at ya mu nekkoon daal di koy yóbbu ba ci ñeenti at ndax équipe yi dañu koy jëlee ci fukk ak juróom-benn ya mu nekkoon daal di koy yóbbu ba ci ñaar fukki équipe ak ñeent ba ci weer wi nga xam moom lañ ko doon organisé lépp kon incha allah bi mu ngi fas yéene tukkee ci ndaje moom nga xam ne ni ñoom kilifa yi ngànk CAF ñu ngi koy amal jamono ji fële ca Rabat ca Maroc. lu jëm nag ci ndaje moomee ak solo si nga xam ne ni am na ko El Khayri Aïdara amal na ci ab taxaw seetlu ñu teewlu ko. groupe de travail bi nga xamante ne ñoo bokkoon ci symposium bu ñu doon amal foofu la ci Maroc ñoom nag fësal nañ ay recommandations yi nga xamante ne des na rek ba xam ndax comité fédération africaine de football ndax dina ko jàpp am déet juróom ñetti collège la woon ñoom ñooy daal di xalaat ci coppite ñu war a andi ci football africain waaye li ëpp solo mooy changement yi ñu war a andi ci coupe d'Afrique des nations gannaaw groupe yi amalee seeni waxtaan ñu jàpp ci ne coupe d'Afrique bi dinañ ko jëlee janvier yóbbu ko juin ak juillet ngir ñu bañ a gàllankoor footballeur yi nekk Europe waaye tamit dinañ jógee ci 16 équipes yóbbu ko 24 lu jëm ci périodicité bi dara soppeewu ci ndax te ñaari at bu nekk la ñuy amal li nga xamante ne mooy coupe d'Afrique des nations li andi jeexi jaaxa mooy nag dëkk yi nga xamante ne ñoom ñooy dalal boobule kaan ndaxte saa su nekk dina bëri gàllankoor laata ñuy dalal yooyu le kaan ki ci mel ne pelouse yi nga xamante ne du baax wala stade yi nga xamante ne du pare ba tax na CAF daa di bëgg a créer ab comité d'audit bi nga xamante ne mooy saytu bépp dëkk bi nga xamante ne moom moo war a organiser coupe d'Afrique des nations ngir xool bu baax liggéey yi bañ a tardé te it lépp mun a yem laata ñuy amal coupe d'Afrique des nations ñu bëri ci acteurs yi ñoom fësal nañu seeni mer ñoom sax dañoo insister lu jëm ci wàllum pelouse yi nga xamante ne du baax dara waaye tamit groupe de travail yi ñaax nañ CAF bi ngir ñu daal di boole li nga xamante ne mooy éliminatoire CAN yi ak yu mondial yi ngir yombalal lii di calendrier bi li ci mënta demee comité exécutif bu CAF bi niki tey la war a dajale ngir daal di boole yooyu les décisions xool liñ ci mën a def rawatina ñu mën a xool ndax li mu dëkk yi participer coupe d'Afrique yi dinañ ko mën a yokku yóbbu ko ba 24 équipes comme ni ko waa Europe di defee. jaajëf El Khayri Aïdara ñu ngi lay sant di la gërëm mbokk yi kon ci foofu lee ci la ñuy tàbbise ak yéen ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm ci wàccaay élection législative yi Walf Quotidien di ñu xibaar ne jafe-jafe am na ñu jotagul ba tey seen carte électeur mbir yi doxagul na mu war a doxee mouvement Y'en a marre jot ko métitlu Fadel Barro ak ay naataangoom gis na li xew ci carte électeur yi xel mënu ko nangu dellu siwaat nañu xayma li mu koppar gi nguur gi jukki ngir mun cee defar ay carte d'identité biométrique Y'en a marre ne toll na ci juróom fukki milliards moom la ñu jëlee ci poosu askan wi te booba léegi askan googee ña ngay jaabante saay su ne ngir jot seen carte électeur mouvement Y'en a marre ci Walf Quotidien
jot nañoo dànkaafu kilifa yi nee na ci nguur gi wut pexe laata muy jur leneen ana la mu jur ca Kolda yéenekaay bi di Walf Quotidien bu ñu sukkandikoo ci ab liggéeykat ca préfecture ba xamle ne ba tey Kolda ñu ngi xaar lu tolloog fukki junni carte électeur yu war a bawoo Ndakaaru wutali Kolda te yooyu le carte jotaguñ leen yéenekaay bi ñu fàttali ne bu weesoo Kolda bari na ci ay sénégalais yu bindu woon ci décembre 2016 ba tey jotaguñu seen carte électeur Abdoulaye Wade njiital coalition gagnante Wattu Sénégal ne jóg jot na kaddu yamu yëkkati ca Dagana jot na cee fësal ay kaddu ca Dagana Abdoulaye Wade daal di leeral ne talaata gi ñu jëm dina ci amal doxum ñaxtu ci mbeddu Ndakaaru doore ko ca place de l'Indépendance fas yéene teeri ji ca ministère de l'intérieur ngir askan wi mun a jot seen carte électeur ñu dem fekk ko ci biir yéenekaay bi di La Tribune mi ñu xibaar ne Abdoulaye Wade jëlaat na mbedd mi fas yéene amal doxum ñaxtu talaata gi ñu jëm yéenekaay bi ne yëngu-yëngal lam ca nar a amal Abdoulaye Wade woo ci askan wi rawatina ñi jotagul seen carte électeur ngir ñu amal doxum ñaxtu ngir ñaawlu li ni mel Abdoulaye Wade ay wax yéenekaay bi di Vox Populi ne mangoog Abdoulaye Wade daal dina saaraan mbëkk Macky Sall ci waxin moom jiital coalition gagnante Wattu Sénégal yéenekaay bi ne lu mel ni xeme la ko yekk ca Dagana gamu ne woon moom Abdoulaye Wade ay kàddoom ci Vox Populi xamal askanu Sénégal ne njiitu réew mi Macky Sall mile dafa tas suñu yaakaar teg ca xamul dara xamul ni réew di doxee yàq na yàqet réewum Sénégal Abdoulaye Wade ay wax ci Vox Populi ne xel xalaatul ñu jëlee fi cré yi fekk attewul njiitu réew mi Macky Sall mi Abdoulaye Wade wax ne tëjum kaso dong la fi nekkee waaye na jàpp ne kaso googee moom Macky Sall ëllëg moo fay wutu ñam fa jot a tëj kaso bu ñu sukkandikoo ci njiital PDS Abdoulaye Wade yéenekaay bi di 24 heures ne lii di carte électeur yi tàmbale naa jur coow Abdoulaye Wade ne dina ci amal doxum ñaxtu talaata ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet gi ñu ne Abdoulaye Wade ne ngir ñëpp mun a jot seen carte électeur laata bésu wote ba Abdoulaye Wade ne ci googule bëccëg maanaam talaata gi fu waay mun a nekk te jotoo sa carte électeur demal wutali préfecture bala gën a jege ba ci doomu Sénégal ya yeewoo ca bitim réew nañu dem amal tendefalu ñaxtu ci seen ambassade ba ci consulat ba Fadel Baro ak ay naataangoom joxe ci seen xalaat ci jafe-jafe carte électeur yi gis ne nañ koy séddale dépôt ak yoon am ñu nguur gi tànn di leen jox ay carte électeur ña ca des ñu dummóoyu leen mouvement Y'en a marre ne bile doxalin mun naa jurlu doy waar ci réew mi ñu des ci réew mi ak yéenekaay bi di Les Échos mi ñu xëy dégtal kàddu njiitu réew ba woon Abdoulaye Wade mi fas yéene amal doxum ñaxtu ne talaata gi ñu jëm ne kenn du ko jiitu ci mbeddu Ndakaaru ay kàddoom ci Les Échos njiital coalition Benno Bokk Yaakaar di Mouhamed Boun Abdallah Dionne ma ngay artu gis ne réewum Sénégal gile réew bi yoon la nekku def lu defuwul yoon a ngi fi moom la ñu fekk ci biir yéenekaay bi di Le Soleil moom premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne ma ngay dànkaafu ma ngay artu ñi bëgg a saboté wote yi bugg koo jaarale ci mbirum carte électeur yi ma ngay artu ñi yee fitna ci géew politique bi bu dee yéenekaay bi di réew mi quotidien jot na amal taxaw seetlu ci carte d'identité yi yu yembagul am ñu ci jotagul tax mu tàmbale jur coow tàmbale jur fitna ci géew politique bi yéenekaay bi gis ne bile campagne électorale lu ne mun na cee tukkee lu ne mun na cee xew Y'en a marre ne nguur gi bu ci jógul safara jafe-jafe askan wi di dund ngir am carte électeur buñ ci gaawul mun naa dugal réewum Sénégal ci fitna bu dee yéenekaay bi di Le Témoin xëy naa seede ne Abdoulaye Wade ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juillet gi ñu ne ci la fas yéene wàcc ci mbedd mi amal yëngu-yëngal amal doxum ñaxtu feggoog askan wi rawatina ñi ci amul carte électeur waa coalition Benno Bokk Yaakaar gis ne Abdoulaye Wade mile cere ji la bëgg a xëpp suuf maanaam campagne électorale gi moom la bëgg a gàllankoor de ko bëgg a saboté rawatina élection législative yi yéenekaay bi gis ne coow li ne coboy ci carte électeur yi nguur gaa ngay wut pexe jëm ci askan wi war a mun a wooteeg seen récépissé wooteeg seen carte biométrique yu bees yi wala carte d'identité numérisée ya woon yéenekaay bi ne mel na ni njiitu réew mi Macky Sall ànd na ci doxalin gi ni mel Abdoulaye Wade gis ne njiitu réew mi Macky Sall bu yeboo fagaru te xam ne cré yi mile kenn du ko fi dakkal fekk attewuñu ëllëg njiitu réew mi Macky Sall faw mu xam cré yi la muy saf doon lu Abdoulaye Wade leeral yéenekaay bi di L'As xuus ci bile campagne électorale wutali Fatick fala njiital liste kaddu askan wi ne woon moom Abdoulaye Baldé maire bu Ziguinchor jot na addu ci tolluwaayu mbéy ma ca Fatick Abdoulaye Baldé daal di gis ne mbéy ma ca Fatick dañ ko sàggane nam waroon a demee nam waroon a doxewu ni yéenekaay bi di Les Échos dox wutali Thiès fekk fa maître Aïssata Tall Sall Osez l'Avenir mi xamle ne Thiès gañuy bàkkee Idrissa Seck moomu ko ne kenn moomul Thiès ne ñëpp ci bokk yem Direct Info direct la def ba ca Casamance fa la ne woon njiital coalition Benno Bokk Yaakaar Mouhamed Boun Abdallah Dionne ma nga woon ca buuru usu yi jot na fa waxtaan ak moom tolluwaay réew mi rawatina élection législative yi ñuy jëm L'Observateur ne lu jëm ci nganam googee ca Casamance moom Abdoulaye Baldé mi kenn xàmmeetul yéenekaay bi ne campagne électorale bile tax na mu soppeeku Moussa Diaw di professeur en Sciences Po gis ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne tàmbale naa dugg ci xolu askan wi ay kàddoom ci L'Observateur Ibou Sané di professeur ci wàllu sociologie politique gis ne Mouhamed Boun Abdallah Dionne mile tax na répp ci wàllu
politique ba dugg na ko ba jural ko rakkaaju l'observateur ne jural na ko pecc ca Casamance njiital coalition Benno Bokk Yaakaar moom Mouhamed Boun Abdallah Dionne jot na fa dukkat jot na fa fecc yéen a bi di Le Quotidien xëy amal taxaw seetlu ci campagne électorale geek na mu demee ak candidat yi ña ciy dagaan baatu askan wi yéen a bi ne xóotaguñ ca bu dee coalition Benno Bokk Yaakaar bi Mouhamed Boun Abdallah Dionne jiite deful campagne électorale législative waaye campagne présidentielle lay amal fu mu yëkkatee kàddu kañ ña bàkk na njiitu réew mi Macky Sall dellu soit na ci bilan gannaaw juróomi at ci bopp réew mi bu dee coalition gagnante watu Sénégal bi Abdoulaye Wade jiite yéen a bi ne Abdoulaye Wade tekk tekkaaral la def ci bile campagne ay waxam bariwul bu weesoo marche bu la yamuy amal bu dee coalition taxawu Sénégal ak nañuy doxalee ci bile campagne bokk na ci ay caravane ay visite de proximité yenn saa ñu dingat dal ci nguuruk Macky Sall yéen a bi di Walf Quotidien xëy di ñu dégtal fitna gi tàmbalee fas ci géew politique bi le taskatu xibaar seen kaaraangeelu mata saytu la bu ñu sukkandiko ci Mamadou Ibra Kane mi jiite CAP di coordination des associations de presse ma ngay sàkku ci njiital liste yi ngir ñu bàyyi xel saay su ne taskatu xibaar yi ci kaaraange gu mot sëkk yéen a bi di Les Échos di ñu xibaar ne deret tuurootina jafe na lool nga toog ba ngoon jot te déggoo ne bakkan rot na ci anam yu doy waar yéen a bi ne bakkan rotatina ca Thiaroye-sur-Mer ab tailleur gu toll ci fukkaat ak juróom-ñaar moom lañ fa faat ci anam yu méttee métti paaka lañ ko jàmm. Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo gi mi fare woon ci xarale gi réalisation El Hadji Ousmane Sène ci kàddu gi seen mbokk Seydina Omar Ba kon mbokk yi yendoog jàmm